asalaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant tey fii ci Futur Talent tey Futur Talent nag dañoo ñëw tey def waxtaane ko xam nga chaque jour dañ doon génn tey dañoo ñëw waxtaane ko waxtaan ci jeunes yi Ousseynou maa ngi lay nuyu. Daouda maa ngi lay fay di nuyu mbokku téléspectateur Xeweul TV yëpp di nuyu mbokk sportif yi di nuyu képp koo xam ne jeune talent nga. ñu ngi lay nuyu di la ziar di la wax ni émission bi ñoom ñooy borom ñoom ñoo ko moom ñu ngi leen nuyu ñoom ñëpp. di leen xam ni chaque samedi comme ni ñu koy defee rek ci émission bi di leen ko defal di leen léeg-léeg ñu génn comme ni nga ko waxee mais tey moom dañoo toog au moins pour waxtaanee Futur Talent. waaw Ousseynou Futur Talent comme tey li ñu ciy waxtaanee rek mooy dañuy gis jeunes yu bari dañoo bëgg sport yenn saa yi dañuy dem ba benn instant sax sport bi da leen di yàqal seen jàng waaw loolu laa bëgg ñu waxtaanee ko tey. waaw xam nga loolu jàngat la bu ñu ci war a def parce que en général man li may wax rek. jeunes yi dañuy def sport étude te dañoo war def étude sport jiital étude bi teg sport ci ginnaaw beneen bi aussi xale yi tamit war a xam boo dugg ci dara kan moo ci sa référence ak fan nga war a teg sa tànk ak fan nga war a dem pour li nga xam ne moom nga mébét ñooñu mën la see jàppale waaw loolu moom ñett yooyu lu xale yi war a xam la benn bi mooy dañu war a bàyyi sport étude def étude sport jiital jàng bi soog tee teg football beneen bi mooy li nga xam ne moom lañu bëgg muy sport bi bu mu ci mënta doon dafa am lu koy gunge li koy gunge mooy kan moo la si tàggat cible yi ñan la war a doon loolu lu ñu war a formateur yi ñan la war a doon référence yi ñan la war a doon loolu dafa xale yi dañ ko war a xam ba pare soog a dugg si li ñu war a dugg waaw comme Ousseynou ni nga ko waxee léegi booy yi maanaam comme boo dee jeune bëgg sport waaw lan nga war a njëkkee pour dugg ci sport. waaw xam nga sport moom bu njëkk ba en général gars yi dañ ko doon def par amour lañ ko doon def bu njëkk ba. léegi naa ñëw bëgg sport bu mu si mënta doon rek nga def ko par amour mais boo seet léegi football ñoom ñëpp dañ ko bëgg def ko parce que léegi folo bu ñu dul fooyee. sport léegi football folo bu ñu dul fooyee. parce que foo boo xam ne di génne ay milliards day defar nit bon loolu kon nit da si war dugg ak sérieux da si war dugg ak ànd ak ni xam ne ni mu war a àndal parce que sport dafa war mu àndal surtout boo dee ndaw daa am yoo xam ne sport bëgg ko il faut yooyu xale yi xam ko waaw xam nga sport fekkee da nga koy def déjà moom jàng mooy jiitu bi parce que àdduna moo changé léegi il faut nga jàng ba pare soo paree si njàng mi aussi il faut nga yoo xam ne da nga koy moytu xale bu fekkente ne da nga def ne da nga bëgg doon sport dafa am yoo xam ne da nga koy moytu bi mooy am na yoo xam ne même boo dee xale mënu sport sax da nga ko war a moytu mooy sa âge li mu tolloo rek def ko am na yoo xam ne doo ko mën a tudd day xaw a ñàkk kersa tuuti mais sa âge daal lu mu tolloo rek def ko lu mu tolloo nga ba ko te waroo yàkkamti waaw waroo yàkkamti waroo yéex tamit waroo yàkkamti waroo yéex parce que sport dafa nekk loo xam ni bon âge la léegi dafa am âge yoo xam ne boo ko amatee rek boo te sport bàyyi na la fa bu dee football waaw bu dee football même yeneen yi mais football nag dasee rawati. yan âge nga jàpp ci football bu la fa fekkee rek te kiwagoo maanaam boo deful nànk daal jéem a la xooli leneen. mais xam nga suñu problème li fii mooy da nga gis 18 ans da nga koy am léeg-léeg nga dem ci benn club nawetaan yi di football carré sax duñ la jël parce que dañ naan da ngaa tuuti te boo demee au milieu professionnel mais ñi am ay 18 ans 19 20 ans ña nga fa. léegi imagine temps bi nga war a def fii 18 ans matagoo carré 19 ans 20 ans nga war a football carré à 21 ans kon ngay jeexal. war fee football senior def fa 5 ans 21 ans boo tekkee 5 ans mu ne 26 ans nga pare war a football championnat bi mais bala ngaa génn fi def 30 ans. dëgg la mais loolu moo waral yi ñuy wax fii ci jugement yeeg yooyu parce que booy seet tàggat bi ñu leen war a tàggat nag da ci joué de. tàggat bi war a tàggat xale yi da ci joué gaa yi nga xamante ne ñooy formé waaw aussi ci formation boobu la ñuy des comme de xool nañ ki ci mel ni ay génération foot ay jàmbaar ñooñu li nga wax sport étude la ñuy def. buñ la gisee nga kii dañuy ñëw continuer sa jàng ngay football bu jàng bi bu football bi demul nga continuer maanaam mun a defar sa avenir waaw mais nag fii Thiès moom pour ñu gis centre yoo xam te ne dañuy defar bareetul est-ce que am na sax. waaw xam nga léegi booy seet ñi fi njëkkoon doon ko def ñoom Habib Diouf ñoom Aline Sow ñoom Pape Sow ñoom Sayer Bari ñoom Ibnou Fall ñoo dañ ko doon defar amour di jàppale xale yi di détecter xale yi. di leen yóbbu xam ne ñii li ñu manqué ñu koy def si ñoom mais ñi fi nekk léegi du ñëpp nag li xam nga centre football dafa bëri booy seet da ngay jékki-jékki wut say mayo
nekk si koñ bi wala wut benn terrain rek duutal xale yi ay dosaar di leen fayeeku par weer loolu leen di jàngal parce que dafa am benn ñu koy waxee sax dafa am benn ligne boo war a teg ne man fii laa war a jóge fee laa war a dem mais école football yi soo demee xale yi waruñu laa fay yow sa talent moo la war a fay fekkee ne entraîneur de métier nga waroo woo xale yi dajale leen génn loo leen mayoo fay leen ku nekk 1500 par weer ku nekk 3000 par weer bu fekkee ne entraîneur de métier nga da nga war a dem ci club yi ñu fay la mais fekkee ne sa fay si xale yi nga ko yaakaar kooku doo leen jàngal dara imagine benn xale boo xam ne am na talent mais amul fay duñ ko jël kooku kon talent perdu la xale boo xam ne amul talent mais papaam day fay kooku ñu favoriser ko mais xam nga laa kon xamatul kan mooy kan il faut kon formateur bi mu xam lan moo ko tax a jóg pour mën a jàppale xale yi aussi ñu xool fan la ñu war a dem pour li ñu bëgg mu génn si ñoom mais fekkente ne dañuy def école de football bu nekk si koñ bi rek wala koo xam ni formateur bi tey li mu gën a visé nekkul xale bi. su ma formateur yi ñoom lan mooy seen njëriñ formateur dafa lu am solo ci football ndax mooy jàngal booy bi football à bas âge ndax football nee nañu dëgg la talent am na mais football aussi dañ koy jàng lan mooy njëriñu formateur lan mooy njëriñam dëgg te lan la war a def ci xale yi. comme li nga wax solo nii football dañ koy jàng ñan ñoo koy jàngale ex léegi ñiy jàngale football bi ñoo ko war a jàngale moom c'est là la question ñiy jàngale football bi ex ñoom ñoo war a jàngale football bi ex ñoom maîtriser li ñuy jàngale ex ñoom du ñu def ay di yàq ay talent xam nga loolu aussi il faut jàngal la boo xam il faut ñu def ko bu fekkente ni yow maîtriser ko li ngay def ñu jox la xale boo xam ne dafa war a ndorteel nga koy jàngal loo xam ne presque yow xamoo ko xam nga ko presque talent la yoo xam ne xale bi mu amoon sax yow daanaka da nga koy yàq te fekkee fayul nga ni ko non bul ñëw tey xaaral ba fay soog a ñëw séance yi ngay préparé ex xam nga ko xam nga loolu lépp il faut ñu xool ko ba pare mais foofu jàngat bi le formateur warul viser fay bi ko fay xale di fay un formateur pour man waroo dem di jékki-jékki naan xale yi fay leen ki moom école de football am mais waroon ay moyens yoo xam ne moom mooy fay formateur bi nga xam ne moom xale yi xam lu mu am ak ñoom former leen mais fekkente ne nga topp xale yi di leen yenuloo ay siwo ndox kay dañuy football da ngay gis xale yoo xam ne des fois dañuy am match terrain Gelawaar war a fee jóge dem par exemple ba terrain Waldaan siwo ndox yi xale yi lañ koy jox ñu téye ko naaj bu tàng bi odo seen saag yi mais pratique yooyu yëpp dañ ko war a xool moo tax il faut ñi nga xam ne ñoom ñoo ŋàngloo war nañ see waxtaan di xool ñan ñooy tàggat xale yi aussi ñëwul ci école yi pour leen jàngal football rek formateur bi encore ban type de personne la kooku dafa am solo. Oussou te léegi da ngay gis benn waay ci koñ wut ñetti polo ñaari bal jékki-jékki ne ubbi naa école de football mais école de football dañoo bëgg a xam maanaam boo ko ubbee normalement war nga bind këyit ci mairie bi wala dara ndax ay xale yor leen dafa difficile. waaw mais da ngay jékki-jékki gis benn quartier rek gis benn grand ñu ne la moo yor école de football diw. très bien xam nga li si gën a am solo mooy kii yor kan la ba pare. li si gën a am solo daaw da mooy kii yor école de football bi kan la ban caractère la am nan la mel loolu la ñu war a njëkk a xam ba pare bu ñu xamee ni kii nit la koo xam ne ko jar a dénk xale la imagine la nga yor école de football team xale yi di leen saaga ndey team xale yi di leen jàngal nga baal ma si kàddu ay saw si mbedd benn xale bëgg a tuur ndox nga ne ko noonu demal fee si mbedd bi mais pratique yooyu ñuy jàngal xale yi la ñu war a njëkk a dindi balaa football day ñëw dafa am yoo xam ne moo ko jiitu comportement xale bi parce que xale yi nee naa école de football boo si nekkee ak école yi moo waxaale ko sax xale bi bu yowoo 8h école la jëm su demee école ba 13h le mercredi mu wàcc dem këram xam nga 8h par exemple waa kër gi bu yeewoo 6h du matin 7h xale bi moom 7h lay yeewu 1 heure de temps boobu lay nekk ak ay waajuram mooy ndékki bi muy def bu génnee dem na école su demee école day dellu si bu dellu see añ ba pare takk équipement am dem si centre wala école de football bi mi ngi fay def 15h daanaka ba 19h xam nga booy seet kon xale booy seet journée bi yëpp ñi mu ko paaseel mooy école bi ak centre bi ñooñu li ñu war a njëkk a doon mooy ay éducateur ba pare yar xale bi nga war a njëkk a def ba pare seet comportement am seet kii papaam indi si yow ban façon nit nga egg mën nga yar mi ngi si yow ba nga mën koo delloo xale bi mais fekkee loolu nekkul si yow ba pare même fekkee entraîneur bu gën a mag nga war ñu laa jox xale comportement bi lañu war a xool ba pare bu fekkee ni kii métti nañu xal ñu xool ba pare nag soo ko xool excès li ma bëgg sama doom man kii mën na ko defal. kon ñoom aussi dañoo war a jàng nit war a jàng xale. très bien
da nga war a jàng xale bu pare même bu dul xale même booy jàng mag da nga war a def comportement boo xam ne bu normal la ku la gis naaw la. lu gis comportement boo xam ne kii ku ko jox sa doom dina la ko tàggatal moo tax man ma kontaan si doyen Habib Diouf ay Ibnou Fadel Sarr ay Pape Sow ñun delloo ginnaaw ñoom nekk si bas âge bi di leen jàng. su kon père de famille ñoom am nañ part de responsabilité. am nañ ci part de responsabilité bu mag parce que xale kenn du ko jël joxe ko nii rek xale kenn du ko jël joxe ko nii rek sama doom bëgg na football rek d'accord ban école de football moo fi nekk diw ñu yóbbu la fa mais kooku mën na yàq jikko. même lu football bi mu koy jàngal mën na yàq jikkoom deuxièmement mën na yàqaale jàngam sax parce que terme yi mu fay jëlee si école de football bi ak yenn wax yi mu fay jëlee loolu mën na yàq sax éducation bi papa ji defoon si doomam moo tax parents yi nañu xoolaat seen doom fi leen di yóbbu bu dee école de football bi nag am loo xam ne ñoo yor loolu nañu xool centre de football école de football yi ñi koy ubbi ñan la il faut ñu xool daaw da ñuy ubbi centre de vie ñan la est capable nañ pour jàngal xale yi nga xam ne moom la ñu bëgg. non Ousseynou li nga wax dafa am solo te li ci nekk sax dafa bari comme da ngay gis comme fan yee dégg nañ benn élève boo xam da doon def EPS daanu ñàkk fa bakkanam mais yooyu yëpp est-ce que école de football yi am nañ booy bu ñëwee dañuy def visite médicale ñu xool seeni kër ndax ma nit ñi waratuñu loolu yëpp ñoom war nañ ko xool Ousseynou. non c'est vrai xam nga mooy li ma la wax yooyu yëpp dañ ko war a dajale xool ko côté santé côté éducation. côté vestimentaire sax xale bi ñuy ñëwee xam nga xale boo xam ne presque nekk ay 6 ans jàpp 7 ans di baram sa bopp def comme ay rasta yooyu bu ñu école de football da nga ko war a demal nga watu ci même fekkente ni yow sax que ni yow un bon responsable nga même boo may 500 nga jox ko bu ko ne demal sa papa watu ji boo ko amee yow yaa koy jox ne ko demal nga war sa bopp jox ko exemple moom mu ñëw tey ki fekkee dama bon kër si dama bëgg a tuur ndox ngeen ko doon demal si kër gi wax ak waa kër gi na xale yi ñëw fii di tuur ndox loolu c'est des habitudes yoo xam bu xale yi tàmmee dañuy mën a dem mais bu fekkente ne xale yi mu leen yóbbu école sànni leen fa rek weer bu dee nga papa damay fay nga jox ko 1500 mu dem ngeen jël et puis ñu xool heure yi ñu joué day gis des fois xale yi ma lay gis ay heures yoo xam ne ay 15 heures heure bu naaj bu tàng yooyu ay xale ñu leen joué est-ce que loolu c'est normal il faut loolu aussi ñi nga xam ne ñoo ŋànk football bi ñi nga xam ne ñoo ŋànk affaire école de football yi ñu siy waxtaan ñu am na si benn association boo xam ne Pape Sow defe naa mooy le président yooyu yëpp il faut ñu koy waxtaanee di xool ñan ñoo yor xale yi parce que xale bi nga xam ne day soo commencé jàng mais presque li muy ñëkk a xam ki koy jàngal fa lay bonee wala fa lay baaxee kon nu xool ñi jàngal xale yi ñan la. kon mën nañoo xam ni comme ay génération foot ni ñuy def ni ñuy jëlee xale yi ci milieu bi ñuy nekk loolu yëpp ñoom dañ koy xoolaat quoi maanaam même moyen yëpp motul loolu yëpp comme Ousseynou nga wax dafa am solo loolu gars yi war nañ cee mën a jàng lu bari. non dañ si war a jàng lu bari dañ si war a jàng lu bari la preuve booy seet recruteurs yi foofu la ñu gën a teg seen bët. waaw si centre yi parce que am na loo xam ne boo koy def aussi àdduna bi léegi moo toll foofu da ngay fexe ba regrouper tous les moyens côté finance côté moral côté yëpp da nga koy regrouper ba pare soo ko teg li nga war a teg mais jékki-jékki rek dem naa ba xam ne dama doon football bi rëcc na ma transformé mu nekk entraîneur boo xam ne initiateur ngay wut sa initiateur mooy loo xam ni damay wane ni léegi bokk naa si milieu bi gis nga boo seetee bu ñu def initiateur ñu bëri duñ téye kenn ñëpp la ñuy jox initiateur boo seet du diplôme boo seet initiateur dañ lay mere de te xam nga initiateur mooy loo xam ne yow da ngay wane ne rek léegi dugg nga nag waaw initiateur mais da ngay xool ku si am initiateur rek pour yow da ngay yaakaar ni yow tout est permis yow da ngay yaakaar war ngaa def lépp léegi comme initiateur kese lay am yaakaar ni war naa mën a yor sax équipe deuxième division te loolu mooy yow léegi ubbi nañu bunt bi dugg naa maa ngi soog commencé jàng waaw kuy soog commencé jàng boo ko joxee ay xale lu mu leen di jàngal loolu yoo xamante dëgg kuy soog commencé jàng nga jox ko ay xale lan la leen jàngal il faut ñu xoolaat loolu waaw aussi kon du ma bëggee njàng su ma ko bëggee xam maanaam initiateur yow waroo yor ay booy non xam nga booy ñu mature ñoo leen war a yor xam nga initiateur mooy yow boo dugg see tey di bëgg pratiquer benn mbir ñu ne non mbir moomu balaa ñu see reconnaître il faut nga am lii mais am nga ko teewul yi xamagoo métier bi te yow ñi nga war a jàngal xamu ni lacune doo dégg olof yi li ñuy wax bant boo koy jubanti si bu tooy ba mais fekkee ki lay jubanti moo jubanti kooku yow góor musiba moo tax les petites catégories là dañ ko war a jox comme ay les doyens Habib ay Ibnou Fadel ay gis nga ñooñu xam mën nañoo sax équipe première division mais dañoo dem xam ni liggéey bi yëpp ci base bi la mais base bi faussé lépp yàqu base bi faussé lépp day yàqu kon il faut ñu fexe base bi ñu koy jox nit ñoo xam ne
ay nit ñu correct lañ ay nit ñu naw lañ ay nit ñu xam li ñuy def lañ. Ouais. Des fois dañ naan comme nit boo ko jàngal football il faut faire wala faire xam nga loolu may leen il faut faire wala faire mooy tey su may jàngal contrôler man dama koy mën wala ma wuti ko mën soo jàngal xale contrôle passe man dama daan leen xool leen man ba mën contrôle passe bu fekkente ni man mënuma contrôle passe ma woo daaw ne ko tey damaa bëgg mercredi yi nga ñëw jàngale ma xale yi lan mooy contrôle passe loolu la ñuy wax mais fekkente ne ñaar yëpp xamoo ko norme yooyu xamoo ko mënoo récolte du football ñoo xam te dëgg. waaw aussi bu ma jógee foofu damay dem ci nga xam ne parents yi nga xamante ni comme réew mi léegi ku jug ne agent laa parents yi nga xamante ne dañuy nax booy di leen laaj xaalis pour yóbbu leen Europe loolu bari na dem na benn instance à FIFA am na ay kii yu mu ci wax ak yooyu mais loolu aussi loolu noo ko gisee. boo seet nga benn côté day doon ci parents yi xam nga sa doom bu mënee football nekk te am talent yow doo ko xam dafa am ku koy détecté ñëw di la ko wax. léegi supposons nga ne si koñ bi day benn entraîneur wala nekk fa détecté xale bi ne ko kii mën nañ koo génne yóbbu ko muy football ak moom di dem ba yàlla def talent bi commencé génn recruteur jóge fële yow nga fàtte kan ko joxoon boobu moom futu parents yi la moom moo tax parents yi dama leen interpellé côté boobu ñi nga xam ne moom moo détecté sa doom wala moom nga ko yóbbu noonu am te moom yaakaar muy suux ak sa doom di suux ak sa doom ba yàlla ñëw keneen ku ko ëpp mooy ñëw ne la man sa xale bii kat dama ko bëggoon yóbbu France wala dara yow France boobu ngay dégg wala dara rek fàtte nga ko joxoon te yooyu en général baaxul ki nga jox sa doom daal ba yaakaar ni moom mën naa nekk ak moom muy metti muy suux du jóg bu wërsëg ñëwee bul fàtte ka la ko joxoon bul fàtte ki ko jàngal ba nga xam ne ñeneen gis nañ ko beneen côté bi mooy xale yi aussi dañuy nekk si benn école wala nekk benn centre di football ba jéggi ñu ne recrutement am na fële test am na fële ñu jékki-jékki yolleeku dem c'est di entraîneur sax wala ki ñu formé du ko yëg ñu dem ba benn moment affaire bi sotti léegi nga def yooyu moo amoon moo tax léegi sécuriser nañ ko yooyu moo amoon mais léegi mënatul am xale bu commencé kii gars yi comme dañ see daj ba sonn dañuy mujj léegi loolu mënatul am moom parce que dañ ko sécuriser xale moom fi nga ko formé moom léegi da ngay jël say mesures yoo xam ne fu mu mën da nekk yow di nga si am sa pourcentage. mais usu nag loolu nag léegi loolu dafa métti bari na joueurs yoo xam te ne loolu yàq na seen carrière ñun ñu tubaab bëgg leen a recruter club bi bañ léegi-léegi du ñu xool intérêt booy bi ñuy bàyyi quoi léegi-léegi ñu bàyyi xool intérêt xale bi bàyyi mu dem. waaw foofu loolu yàq na ci joueurs yu bari seen carrière. xam nga boo gisee des fois lu bëri ñuy wax naan par exemple comme joueur bi defar club bi dara wala loolu dafay am parce que des fois booy xool dañuy ñëw si centre bi. détecté booy bii détecté Daouda fekk Ablaye moom moo war a jar fekk considéré woo Ablaye quoi yow Daouda ngeen visé di def si moom lu ne yeneen xale yi di ko gis mais bu wërsëg amee si xale bi mën na leen bañ a considéré parce que bu ngeen waxalee yàlla xam ne amu leen woon si moom yaakaar moo tax centre yi su si ñëpp ñëwee yamale leen xale yi xam ni li am suba yàlla moo ko xam mën ngaa am talent trop te doo génn si football bi. mën nga jékki-jékki am tout temps rek yàlla suturaal la nga def des fois ay joueurs de haut niveau yoo xam ni lii ku la waxoon ñii dañu yegg fool fii nga ne déedéet des fois nga romb Thiès fii ñoo xam ne tey ku la waxoon nii football duñ si am lu ne nga ne déedéet loolu nag duñ domaine yàlla la. mais nag aussi côté boobu moom mën naa ne joueurs yi ñoo gën a kii joueurs yi yenn saa yi da ngay gis joueur boo xamante ne ba dara dul woon dara lañ fi nekk coach bi di daj ci ñoom lu ne mais dañuy signé professionnel fàtte ñi leen formé. su loolu moo ëpp côté boobu de. waaw loolu moo ëpp côté boobu mais pour man nit mënut a baadooloo noonu quoi pour man daal nit du baadooloo en général boo ko gëstoo wala nga dem waxtaan ak moom ñàkkul club ba li nit ñi gis mooy nag kii ji ngi toppatoo kii loolu nit ñi gis mais xëy na la am si biir dëgg doo xam loolu nag conseil ma jox booy rek mooy ki nga xam ne aussi moo jàpp say mbagg ba nga xam ne yàlla dogal tey li nga am ko boo kooku waroo koo fàtte kooku dafa war a nekk sa deuxième famille parce que li nga doon def moom moo si jàpp moom moo fexe ba affaire bi te yàlla gannaaw yàlla ak say parents moom aussi participé na si kon mu yàlla doo dogalee ba loolu am bu leen fàtte club aussi yi nga xam ne wan ngeen leen ginnaaw bu leen fàtte loolu lu am solo la te loolu nag dañ koy jàngalee booy xam nga lii lépp xam fan lay faussé départ bi moom Daouda Sylla la lépp nekk il faut ñu inciter ci départ bi nañu xool ñan ñooy war a gàddu football bi ñan ñoo war a seet dañ ñoo war a saytu booy yi bu ñu nekkee bas âge bëgg football bi. mais aussi Thiès formateurs yi ñoom doy nañ la. Thiès bon booy seet formateurs yi ñeneen ñi nga xam ne am nañ beneen vision ñoo ñëw gis leen
ku mel ni Habib Diouf tey presque bu ñu amoon tey Thiès ñu ne tey test day amal dara am Habib Diouf fu mu taxawul Ibnou Fadel taxawu fa Aline Sow taxawu fa ak ki dëkk jàmm gën entraîneur général foot bi nekkoon jàmm gën. Baye Jibi Fall Baye Jibi Fall mais xam nga ñooñu nga xam ne métier mi professionnel lañ si. bu doon ay joueur booy seet ñoom yegg nañ ay Barcelone ak ay kii parce que ñoom ñoo fi nekk Thiès mais ñu mel noonu tey bu ci am ñoom la ñu war a woo ñu ñëw détecté xale yi leen xool ñoom la war recruter jox leen basage yi ñoom. pour ñu jàngal xale yi aussi organisé woon nañ booloo nañu doon benn di détecté booy wala dara est-ce que loolu am na. waaw non xam nga booy seet li lay leen ni lu sérieux amul fii à Thiès joueur bu baax dëgg bañ ko kii Dakar la jëm soo demee booy seet joueur yi jógee Dakar di ñëw Thiès da ngay dem ba club Dakar yi booy seet football na ñaari tali wala football na fii ba presque amatul espoir Thiès jënd ko mu ñëw mais booy doolu sa digg doole Dakar la ñoo lay jënd booy seet kon ñoom Thiès dañuy travailler pour yóbbu Dakar. kon su ma xamee Dakar travaille pour yóbbu kon mooy ñun xanaa amuñuy moyen Thiès amuñu moyen loolu nga bëgg a wax foofu. non foofu mën na bañ a doon question moyen question responsabilité la question de responsabilité ñi nga xam ne ñoo gàddu xale yi jël seeni responsabilité seet ñan ñooy yor xale yi ñan ñooy éduquer xale yi man du ma ko waxee sax formé ñan ñooy éduquer xale yi bu ñu yam ci football bi rek nañ ci boole éducation nit bu la joxee doomam da nga koy éduquer mooy xool ban heure la ñëw entraînement bu wàccee ngeen ko xamal leen ku jige entraînement bu jàdd fenn demal nga ñibbisi ngeen koy tàmmal xale yi di ko xam mais fekkente ni yow doo xam sax ni nga ñëw naa ak ñëwul yow daal li nga contrôle mooy fay gi rek te li ma leen di wax moom du ma si dellu ginnaaw mooy xale yi du ñoom ñoo war a fay entraîneurs yi déedéet sa talent du xale bee la ko war a fay yow da ngaa war a dem nit ki ubbi école de football bi wala nit nga xam moom moo la war a fay talent du xale bee koy fay da nga war a xaar ba ñu gis la xam ne kii c'est un bon entraîneur ñu jël ko fay ko ne ko kaay yoral ma xale yi mais fekkee yàggati ne xale yi kaay leen di ma fay par weer mais kooku booy seet ex liggéey bi dina sérieux beneen talent boo xam ne ku talentueux te amul fay nan ngay def ak moom. su noo gisee football petite catégorie bi lu ci ëpp saa gars yi dañuy wax naan championnat des jeunes amul maanaam jeunes yi championnat amul lu waral loolu lu tax fédération ba léegi chaque jour gars yi kaas ko ba léegi ñoom instant boobu mooy loolu dañ cee taxaw lu tax. xam nga booy seet fii au niveau de Thiès sax ñoom léegi affaire bi avancé na tuuti tudd nañ fi UDEF nekkoon union départementale de football doon def seen championnat bopp ak yooyu xam nga mooy manque de sérieux bi ma lay wax rek il faut ñoom dañoo def seen championnat comme ni muy amee championnat bu sérieux boo xam sax ñoom war nañ génn tey jaraaf am ko petite catégorie jaraaf am ko comme ASC am ko club yi ñu centre football yi ñuy reconnaître bokk si ñu def championnat bu normal boo xam ne ñëpp dañuy dem di seetaan boo xam ne fédération moo koy reconnaître xam nga ñoom ñu ngi commencé ay catégorie ay junior rek ay yooyu. aussi loolu boo xoolee bu njëkk. loolu maanaam école de football yi bu ñu doon am championnat maanaam ñëpp dañ ci doon gis seen bopp maanaam yow da nga ko doon chaque dimanche CNEPS da doon fees dell mais est-ce que xam nga ne loolu amatul. non xam nga loolu amatul non ñi yor a tax. ma daal jàpp naa ne ñi yor ñoo war a yor ñi yor ñaata centre moo nekk Thiès kenn mënu la ko wax. kenn mënu la ko wax génnal fii suuf terrain Gorowaar benn nga fa étoile benn gi fi terrain Jàmbaar benn gi fi boo demee nii côté Dioum benn gi fi nga puusaat dem Parcelles benn gi fi nga jaar dem Waal daan benn gi ñooñu sax yàgg nañ fa nga tourné jaar foofu lycée Malick Sy am na yoo fay fekk 10e am na yoo koñ boo dem di nga fa fekk centre de football mais ñooñu mayo léegi dafa yomb jeu mayo dafa yomb nga dem kenn may la ko jënd dosaar teg ko ci koñ bi xale yi bëgg nañ football mais du fuutu ñooñu de fuutu parents yi la. parents yi daal ñoo war seet fan lañ dugal seeni doom et puis ñi nga xam ne ñoo ŋànk football bi aussi nañu xool li ñuy def tamit nañu xool def xam ne nit bu ñu la dénkee dara da nga ko war a saytu ba mu leer nga xam lii ñu ma dénk lan la ak ñii ñu ma dénk ñan la parce que petite catégorie kenn du ko fooyee kenn du ko caaxaane surtout ay xale yu ndaw yoo xam ne xamuñu dara bu leen la jox n'importe qui. aussi leen dama bëgg nga conseiller ma joueurs yi nga xamante da ngay gis joueur boo xamante ni 25 ans ba léegi yaakaar ci bal bi waaw mën a góo football sa Ligue 1 loolu lan nga leen di wax. waaw ñooñu nag ñoom ñoo transformé en entraîneur booy seet. duggal Thiès nga xool. gaa man bañuma loolu dara ba leen si encouragé parce que si football bi nga nekkoon
ba nga xam ne tey lii xëy na mi ngi lay commencé romb te xëy na amatoo yaakaar si leen xas tax na nga métier bi raw na lépp raw na la mais mën nga nekk un bon entraîneur mais demal nga jàngi bu la am initiateur rek yam si rek wala bëgg a beru bi la ñu war a bàyyi nañ bàyyi beru bi te loolu aussi vraiment waa ligue bi ay yooyu war nañ ci xool daal ñoom ñëpp ñi nga xam daal ñoo kii war nañu di xool daal di xool club yi fii waaw di xool centre de football yeeg yooyu yëpp parce que football moom ñoom lañ ko dégg lu mënta xewit ñoom lañ dégg football bi kon nag war nañu xool ni mbir yi di doxee ñi nga xam ne aussi ay joueurs lañu woon dem ba football bi rek ci leen mais mën nañu nekk ay entraîneur mais entraîneur dafa am ak bon entraîneur mooy ki nga xam ne day nangoo topp si ginnaaw kenn di jàngi comme tey nga dem AFC nga dem ASC Thiès ne man kat initiateur laa am damaa bëgg ñëw fii pour jàng def apprentissage nekk fa ay at man je me rappelle Alioune Sow nekk na si at bi presque lu mat ay 10 ans si ginnaaw ay ñoom Grand Tal ay ñoom ñëpp nekk nañ si ginnaaw at bi ay at di jàng mais ku jàngul mënoo tari mënoo am initiateur rek vraiment bëgg ubbi sa centre bopp bëgg na ngay jàngal xale yi mais moom ça c'est impossible. waaw léegi aussi bu ma jógee foofu xam naa ne moom foofu la ñuy tëjee yeneen discipline yi ñoom it tax ma dañ fay dem sa futur talent day dem seeti na fi ku mel ni handball bi xool xale yooyu mais souvent ñoom seen wax maanaam dafa mel ni dañ leen a fàtte maanaam ñiy formé foofu est-ce que duñ dem benn instant dinañ découragé. waaw mais ñooñu booy seet am na discipline yoo koy def moom gëm-gëm rek am discipline ñooy def handball volleyball ay yenn même basket sax moom xam nga presque booy seet fii lutte ak football ak basket la gars yi di yooyu lañu may benn valeur bi quoi mais yenn sport yi moom gars yi booy seet moo ciwuñu ko trop. ci mel ni rugby dañ leen di fàtte quoi te ay jeunes ñoo koy def ay jeunes yu 30 ngay gis ci milieu yooyu mais booy seet xëy na bayre gi moo wàññeeku rek mais ñoom ñëpp ñoo bokk wax ji rek képp koo xam ne yaa ngi nekk discipline bu mu mënta doon xam nga football dafa neex sport boobu loo xam ne la même bu la si fayu da nga si am plaisir loolu dafa neex da nga koy bëgg ba pare ñu la siy fay xam nga loolu neex na loo bëgg pare di ko def di am plaisir booleeg ñu la siy fay léegi nag fay googu nag pour mu ñëw mooy li ma waxoon rek les jeunes talents nañu fexe ay ñu talentueux di leen yor talentueux nag weesuwul si sport bi rek da nga war a xarañ gi mooy yow sa bopp da ngay defaru ba pare ku bëgg a yor ay nit da ngay defaru ba pare boo waxee kàddu ko dégg naw la boo jëfee ku ko gis naw la yenn comportement yi te si kenn du la si fekk xale bi lay xool du gis si yow loo xam dala koy nawadee du dégg nga saaga du gis ngay taxaw si ay mbedd di saw du gis ngay wax téléphone di wax yenn termes yi du doo waxtaan ak ñoom yenn termes yi parce que seen waa ji ñoo leen jox am si ñoom yaakaar nañu yar xale yi loolu dafa bokk si football bi comportement dafa bokk si football bi te football léegi presque boo jàngatul daanaka mënutoo ko def intelligence en mouvement la dëgg la il faut léegi te àdduna dafay dox de football bu njëkk baa léegi bokkul de temps ñoom pele da ngay jël benn bal bi fële duut ñëpp dem sa yoon mais loolu mënutoo koo def léegi nee nañ niveau bi daa gën a gaaw sax dafa gën a gaaw li gaaw nag xel nag day set ba pare soo ko mën def leneen kon daal li nga xam ne daaw de moo fi nekk mooy ñi nga xam ni ñoom ñoo yor xale yi nañ dem gën a jàngiwaat topp di apprentissage taxul nga ñàkk fayda damay dem tey ci un Jules Cissé moo ma raw mais ma dem topp si ginnaawam même fekkee maa ko mag moo ma raw aw ma complexe dem jàngi damay dem tey xool yi raay dem tey ñëw ñu ci entraîneur bi jege ko waxtaan ak moom ne ko man dama ñëw rek pour apprentissage dama ñëw pour jàng tey nga dem senet su xooli au moins ñu lay jàngal di lay jàngal li ngay jël si ñoom ñàkk jëriñu de li ngay jël si ñoom nga koy indiwaat si xale yi mais xale yi bu leen boole ak n'importe qui mu leen yor daal loolu daal dafay li gën a yàq ful bi nag da si bokk loolu waaw parce que xale yi daal comme njalbeen gi fa leen war a defaree daal il faut ñëpp jéem a xool nan la ñuy fexee xale yi ñun ñu jox leen ñoo xam ne mën nañ leen a yor ñu yor leen su anin bu sell nag waaw maa ngi lay sant di la gërëm waaw daal waaw maa ngi lay gërëm ci sa émission bi nga xam ne mooy Futur Talent te tey nga woon ma si pour ñu waxtaan si xam ne loolu la rek mbiru xale moom waruñu see taay di si waxtaan parce que ñoom ñooy avenir ëllëg te ñoom dañoo bëgg loo xam ni léegi dafa commencé am ampleur mooy football te xamuñu ni métier bu ingrat la moo gën a doy waar si métier yi
parce que day jékki-jékki rek wan la. te moment bi ngay nekk réew si football bi moment bu yu bari bi ngi lay raw parce que football mënul ànd ak yu bari. te ñi nga xam ne aussi ñoom ñooy yor xale yi nañ leen dimbali gi mooy boo détecté xale xam ne kii vraiment lii moom mënu si avancer. den waxtaan ak moom mu favoriser jàngam wala métier gaa bëgg-bëgg la mais del favoriser moom du xamal lii def ko deuxième position del jàng balaa ngaa ñëw del liggéey balaa ngaa ñëw di ko ndànk muy def yeneen métier mais bu ngeen ko bàyyee foofu rek dafay dem ba dafay yàq te bu yàqee du baax kon daal loolu lañ message boobu la ñu amoon doon ko wax rek pour suñu frères yi suñu rakk yi suñu jarbaar yi yëpp ñu dégg ko xam ni bon àdduna moo demee nii. waaw Oussou am na solo trop xam nga chaque jour dañ doon génn mais du ñàkk bis yoo xam dañuy toog comme def nii def ñàngat nga toujours génn rek dem ci booy wax ak ñoom ñu wax nangam mais day am jour yoo xam tamit ñu toog nga wax soññu leen seen mag nga yaa leen jiitu te li ngay wax ku ko dégg xam ne xam nga ko waaw loolu da ciy baax looloo tax tey ma ne xaaral ñu ñëw def benn débriefement ak yow ñu toog nga ji booy ndax émission yi booy dañ koy seetaan bëgg nañ ko lool xam nga loolu moo tax tey ma ne xaaral ma jël sama grand Oussou ñu def émission bi. waaw loolu la kon di ko terminer rek di wax ne xam nga manifestation yi fi amoon li ñu ci dégg ay élèves. ñu doon dégg ay élèves yoo xam ne secondaire lañ nekk ak primaire. di leen lancer message rek que ni xale du yàq. parce que yéen yaakaaru ëllëg. même bu ngeen meree bu ngeen defee dara mën ngeen ànd dox rek wax ngeen bañ a yàqati dara loolu dañ leen koy ñaan rek que dëkk bi ñun ñoo ko bokk li fi mënta am yàgg gis nga nii lay mujjee rek toogaat waxtaan jàmm am kon ñu leen di ñaan rek. ku si jëgati daal dem jàngati heure boo fekkente ni naka su noonu am bu leen si bokkati ngeen di dem toog seen kër yi toog parce que ku si am dara tey say waajur ngay sonal rek tolloogu leen fu ngeen marché tolloogu leen fu ngeen yàqee kon message bi lañ leen di wax pour ngeen def ko rek ñu ngi leen gërëm di leen sant Daouda. waaw yaakaar naa ne xale yi dégg nañ ko tey loolu leen indiloon ci seen émission Futurs Talents ba beneen semaine incha allah.